rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin astahinuka rabbi wal istihanata ila bik wa ahmaduka wala zanahu ila alayk wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana muhammad lazi jahaltahu rahmataka lil alamin wa jahaltahu miskal qitami li zahiril mursalin wa ba'd bokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu aq di leen baalu aq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen ci tomb waxtaan boo xam ne ñi ngi ko dippee dawrul mujtamaul madani fi taadiatil xilaafatu siyaasi loolu mooy lan maanaam rôle bi nga xam ne ñu ngi ciy xaar société civile pour ñu mën a fexe ba régler problème politique yi wuute gi nga xam ne moo am ci penc mi te politique andi ko ku nekk xam na ne réew mi ñuy dund ak yéen tey coow bari na fi te coow li mi ngi jógee ko ci politiciens yi coow loolu nag mi ngi bëgg a jéggi dayo ndax buñ demee bay dégg ay kàddu yuy jolli te ñi koy jolli wax ne ay responsable politique lañ ñu di leen xaar ñi jàpp ne dañoo soxla pour réew mi ñu fas yéene ne bu dun man jaral na ma taal réew mi bu dun man jaral na ma wàcc ci mbedd mi ànd ak ay xale taal réew mi kooku defe naa du cadre nis ko responsable ndax ku mënti ki doon ci ñun ñëpp benn waa rek nga am ci réew mi mooy bi nga amee carte d'identité nationalité carte d'identité nationale benn waa boobu war nga ci am kooku nag mayul la sañ-sañ nga joxe déclaration ne nañ taal réew mi jàpp naa ne daal bu fekkee am na sañ-sañ boo am jéem a mobiliser say nit ñu gëm sa discours dem ci urne yi wate loolu mooy yoon leen li ci des nag tooñ la parce que bu ñu seetee ñi politique yi teelut ñoo ëpp fuuf ñi politique yi teel bon nag ñi gën a tuuti ci nit ñi bu ñu bëggee jël nit ñi otage ne faaw ñu fekk siñ ci lañ wala ñu taal réew mi loolu du yoon ñoom nag ni ñu amee sañ-sañ waxee ko ne la ñeneen amee sañ-sañ taxaw na leen du nii parce que réew mi ñoo ko bokk ñun yépp loolu nag moo ñu yóbbee tey ñu invité ay borom xam-xam ñu fas yéene waxtaan ci luñ mel ki jiitu ci ñooñu mooy docteur Mouhamed Ndiamanka mu doon gëstukat di jàngalekat nekk fële ci institut islamique ñu xam ko ci ay gëstu yu am solo ñu woowoon ko mu comp ci jotam wuy si ñi yegg si na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi di ci toftal oustaz Cheikh Fall mu bàyyeekoo fële ca Louga moom it di gëstukat di jàngalekat ñu ko woon ko mu comp ci jotam wuy si ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi di ci toftal ku ñu tuddee Mouhamad Wan di sociologue ku nekk xam na ne ñoom sociologue yi am nañu déggin ci société am nañu gisin am nañu ay gëstu loolu it moo taxoon ñu tànn ko mu mën a fekke si jotaay bi jox ñu ay jàngatam ak i càmbaram ci li nar a xew tey gannaaw bu ñu leen jotalee suñu gan yu baax yi bokkoon na ci ñiñ bëggoon a dalal ci jotaay bi nag mooy Jibril Assis Badiane mais joxe na ngant enfin jotaay bi tey li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee mooy bëgg nañ leeral ñi ñu tuddee société civile mooy ñan ndax société civile dafa am ab kuréel bu tënk seen bopp ci réew mi ñooy société civile bu ñu xamee ñan ñooy société civile war nañ xam lan mooy seen liggéey ndax kuréel bu nekk xam nañ seen liggéey boo demee ci politiciens yi politique la ñu séddoo imaam yi jàkk yi ñu séddoo imaam yi mécaniciens yi séddoo kon ñi ñu tuddee société civile war nañ xam luy seen liggéey bi ci des bëgg nañ xam ban rôle la ñuy xaar ci société civile ci mu taxaw ko taxawaayeb kuy régler ay wuute surtout li xew ci penc mi ci wàllu politique ñetteel bi yan condition moom lañ mën a def ba bu ñu wootee dialogue wala bu ñu bëggee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo wuute mu am réussite yan condition ci la yor taxawee ñeenteel bi bu fekkee temps bi dañu ko may ban relation moom la société civile am ak état ndax parfois nga gis état tuumaal société civile ne ay politiciens yu làqatu lañ léeg-léeg mu xaw a nidu dëgg léeg-léeg mu bañ a nekk di du mais ak lu mënti xew comme ak suñu egsi nañ ci jotaay bi lu ci mën a leer danañ ko leeral docteur gannaaw bu ñu la nuyoo balu la àq baal la àq xam nga ne comme ni ñu ko waxee léegi penc mi jax na ñu bëggoon boo nuyoo bokk ñi nga indil ñu ak leeral ci lan ñan ñooy société civile ak lan mooy liggéeyam. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu mag di sunu kalifa si Ahmad Tijaani ñu ngi lay nuyu. di am mbégte di teew ci jataay bi di fi teew ak sunu doyen Mouhamed Wane di ko seet di ko topp ci ay émissions yu bari ay waxam
yu pertinent ak sunu oustaz di Cheikh Tidiane Fall di am mbégte vraiment di teew di wax ne toujours damay wax ne yow nit ñaa ngi lay xaar sa situation yu mel nii amee nit ñi di ñuy bàyyi xel émission bi lan mooy nekk position Cheikh Ahmed Tidiane ak nan lay wooye ay nitam ñu bokk jàngat ya fii donc di la ziar bu baax a baax di wax ne jeu démocrate dafa am ñeenti ponk yu muy taxawee réew pour mu nekk réew démocrate il faut mu am ñeenti ponk yoo xam ne ci la jeu démocrate bi di taxaw su fekkente ne ñeenti ponk yooyu benn nasax na ci rek jeu démocrate bi dutul amati solo du leerati bi ci njëkk moo di il faut mu am ay parti xam ne ñooy jongante ci yoon pour jot ci pouvoir bi beneen bi mooy il faut mu am média bu équilibre boo xam ne mooy informer société bi nga xam ne ñoom ñooy tànn ñetteel bi mooy il faut mu am élection kuréel goo xam ne mooy saytu tànnin wi ba yëf yi tegu ci yoon ñeenteel bi te mooy la ñuy waxtaanee mooy li ñuy tuddee société civile société civile mooy kuréel yi nga xam ne dafa du yëngu ci politique wante day yëngu ci développement réew mi day yëngu pour nit ñi am njàng day yëngu pour nit ñi am koom-koom day yëngu ngir nit ñi am liberté day yëngu ngir nit ñi mën a dund jàmm ci seen gox ak seen gox-goxaan loolu mooy seen rôle ñeent yooyu la mënul ñàkk ci jeu démocratique bu ci faible rek ne réew ma mu ngi nekk ci tolluwaay woo xam ne bu ci nit ñi jogut mën na dund ay tolof-tolof Sénégal nag ci jamono bii ñu toll ñooñu ñuy wax société civile yi dafa mel ni li laal sunu politiciens yi daf leen a laal parce que pour nga mën ko doon il faut nga am benn façon taxawaay boo xam ne moom la nit ñi xaar ci yow que mooy comme yow doo politique te si yitte moo di atte ak observer ak leeral nit ñi am na benn façon taxawaay boo xam ne da nga koy mën taxaw pour que liggéey bi nga war a taxawee mën a tegu ci yoon loolu nag su amul bi mu amee Sénégal dafa am ñu ñu tuddee société civile yoo xam ne c'est archaïque mooy yu yàgg yi nga xam ne état bi nu donn ci France moo nu ko tegal te mooy état laïque bi am société civile laïque nga xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi génnee ci parti gauche yi nga xam ne seeni parti tas nañu finalement ñu dem feggoo ak société civile ngir jouer rôle bi c'est bien que ni ñu ngi jouer seen kemt lay kattan li nu man mais mu am beneen parti boo xam ne daf fi mos a nekk muy lu nu donnoo depuis yonte yàlla Muhammad te moom mën nañ leen tuddee li ñuy tuddee société civile religieux mooy ñi nga xam ne li dal li ñuy tuddee société civile lay yi nekk ci état nga xam ne état moo ko organisé taxawu leen médiatiser leen ba ñu am droit yu ñuy tuddee société civile religieux amul nga xam ne tey bu état di woote ne nañ wut ay observateur yu dem conseil constitutionnel pour observer ñoom la ñuy jël bàyyi fi ñi nga xam ne c'est des sociétés civiles religieuses nga xam ne même rôle bi ñu leen di def rôle boobu la ñuy def wala sax ñoom ñu def rôle bu gën a sérieux rôle ba li nga xam ne moom la ñuy di def parce que bu ñu seetloo ne li ñu donn ci réew mi ci diine donn ko ci doxalinu mag ñi depuis yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li ko tuddee al amin mooy rôle société civile la doon joué ci Makka avant yàlla di ko yónni parce que bi xeet yi nekk Makka amee problème jaaxle ci hajaratul aswad lan boo koy dellu ci kaaba gi dañu jaaxle nañu toog ñu xaar ki fi njëkk mu àtte ñi comme ni ko gàmmkat yi di waxtaanee bi yonte yàlla Muhammad ñëwee ñu d'accord ni kii kat maandu teem ak njubam may nañu lu ñu wax loolu la ñuy def yonte bi proposé leen benn solution ñu nangu ko ba foofu la turu al amin jógee que avant yonte yàlla Muhammad ñu koy tuddee al amin donc su fekkente ne kuréel googu dafa nekk ci réew mi am benn taxawaay bu mag bu mu taxaw depuis guerre mondiale di am ñi leen di xaar saa su solution bu problème amee ñu xaar ci ñoom solution donc ñooñu ñëpp bu fekkente ne seen rôle bi ñu waroon taxaweetuñu ko donc jeu démocrate bi dutul leerati te jeu démocrate su leerul fa mu mën a yóbbu réew mi mën na nekk ci tooxi doona donc loolu mooy ni ma comprendre li ñuy tuddee société civile. jërëjëf docteur Mouhamed Ndiamanka bu ñu la déggee mooy leeralal nga ñu ne jeu démocrate dafa am ñeenti bànqaas yi mu taxawee ay parti ak ñoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu information muy journalisme élection ak kuréel bu ñu tuddee société civile te loolu moo ñu tax a toog tey
nga ne société civile nag ab mbootaay lay doon wala ab groupe lay doon boo xam ne dañuy jóg di yëngatu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci développer réew mi moo xam ci njàng la moo xam ci économique la lu mënti ki doon loo xam ne yaakaar nañ ne buñ ca tàbbalee seen loxo buñ poussé réew mi avancé loolu ñu ngi leen cee xaar nga ne loolu nag moom mosa nekk mu mel ni nga ne buñ ko seetee nag dafa mel ni ci déggin bi ko Sénégal yi déggee wala biñ ko doxalee tey dafa am benn groupe buñ ko tuddee nga xam ne dañoo toppoon colonialisme bi français bi ñuy colonisé loolu moom lañ nangu te nga feeñal ne am na société civile bu ñu tuddee société civile religieuse xam ne seen bànqaas dafay gongee ko ci diine misaal mi gën a rëy nga joxe ko ci mooy société ci Makka demoon nañ ba yegg ci wuute goo xam ne mënoon nañ ca jàmmaarloo Makka jeexee ca ba faw religieux moo ko réglé mu yonent Yàlla Muhammad moo dikk dajale ñaari kuréel yépp waxtaan ak ñoom bañ nangul ko loola ba mu fa jógee ci lañ ko tuddee baatu amin fii nag réew mii nga xam ne diina def na fi lu ne wax na fi lu ne mën na fi lu ne bi ñu demee ba àgg ci luñ mel bay tànn ñu war a représenté fa ñu càmbaree ban candidat mooy jàll ak bu du jàll dañoo ignorer côté jul diine boobu ne bokku leen mu mel ni sax da nga indi réponse tey ci li xew ndax fan yi yëpp booy déglu rajo yi da ngay bëri ñu bëri dex neen nitu diine yi dañoo yéex a wax booba léegi ñu ngi toog di seetaan koo xam ne bi ñuy taal cin li boolewuñ la ci ndax seen tuwuñ ne mën nga ca dara ba bis nekkee ñu da ngaa yéex a wax kon mel na ni indi nga réponse vraiment dëgg la parce que mel na ni ba ñuy càmbar élection yi di càmbar candidat yi fu ñu leen war a tànnee dugaluñ leen ci woon kon ñoom seen ñor gu leen diine ji ñor réew mi ñor leen moo tax ñëkkati seen kàddu joxe ay déclaration woote jàmm te foofu loolu moom loolu mos a nekk tey Cheikh ma dikk ci yow li ñuy tuddee société civile ñooy ñaan ak lan mooy seen liggéey barakallah oustaz Cheikh Tidiane bi tey ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla waa DTV yëpp sunu xarit suñu doyen Mohamed ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom tam suñu docteur li mu indi lu am importance la ci tàmbali bi société civile benn kuréel lañ boo xam ne ab politique lañ bokkuñu ci ñi nga xamante ne dañuy politique ñaareel bi mooy benn kuréel lañ boo xam ne duñ ab parti ñetteel bi mooy benn kuréel lañ boo xamante ni bii kuréel bu war a tëdd njaaxaanaay la ci jamono bu nekk léegi nag tuuma yiñ koy tuumaal yenn saa yi day politique bi da koy influencé gu àgg ci day dañuy taxawe ni politiciens yi taxawe su ko defee ñoom tam ñu boole leen ci groupe bi léegi nag su boobaa képp ku ñu wax lu la arrangé rek da nga naan ñii kat ñi ngi ci société civile bu ñu waxul lu la arrangé ngeen ay politiciens lañ yenn saa yi noonu la yëf yi di doxee. léegi nag rôle société civile dafa am ay mbir yu ko yàq yoo xamante ne ñoo ko yàq fii mu nekk ni bi ci jiitu mooy jikko ju yàqu. ñaareel bi mooy ñàkk firi baatub laïcité fii ci suñu réew. maanaam ñàkk firi baat bi moomu leer. beneen bi ci des mooy ñàkk jox. nitu diine yi gëdd ñàkk leen a déglu parce que comme ni nga ko waxee effectivement nitu diine yi léeg-léeg dañ naan nitu diine yi nañ wax nitu diine yi nañ wax nitu diine yi nañ wax mais bu nitu diine yi waxee ba problème yi réglé wu ñu ne leen dem leen toog fële parce que yéen ay régulateurs sociaux dong ngeen su yëf yi jaaxee kenn dootu leen déglooti ba bañ leen di soxla loolu itam parce que loolu mooy ni dégluwuñ leen waaye am na benn jamono boo xamante ni bu ñëwee ñoom rek la ñuy déglu beneen bi ci des bi nga xamante ne moo yàq rôle société civile mooy réew mi day dox ci anarchie goo xam ni dafa influencé ci politique bi influencé ci njàng mi influencé ci liggéey yi anarchie boobu ak jikko ju yàqu jooju ak li nga xamante ni mooy ñàkk firibaatu laïcité ak ñàkk déglu niti diine yi loolu yàq na rôle bu mag a mag bi nga xamante ni moom la société civile di jouer waaye société civile daal fi mu war a taxaw bu fi taxawee di jouer rôle jamono bu nekk nga xam ni moom mooy ndey ji cheikh bu réew mi bokkul ci parti politique bi bokkul ci parti politique bee waaye ay nit la ñuy doon yoo xam ni na yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon démb ak bërki démb kenn ku nekk jàng na sulhul Hudaybiya boobu problème yi waroon a am ba sulhul Hudaybiya taxaw bu fekkunte ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkul ko xereñ koo xamante ni mën na am sax ba muy signé pacte ba am na lu mu signé waale loo xam ne mën na am lor la
mais nag day wanaa su lor woowu pour taxawaayu société civile pour ëllëg ki si biir àdduna bi mën a tegu ci yoon. léegi nag géopolitique internationale bi dafa àgg ci foo xamante ni yàq na rôle société civile ba nga xam ni ku fi taxawaayu société civile dafay jafe bu baax a baax moo tax fii mu nekk nii moo tax da ngay dégg ñu naan fu ñuy amati Alaaji Abdou fu ñuy amee diw ndaxte rôle société civile fii mu nekk nii manqué na bu baax a baax oustaz Cheikh. tey jërëjëf oustaz Cheikh Fall bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne société civile ci baat ba tax ñu di ko wax. waruñoo bokk ci politiciens yi. waruñoo bokk ci opposants yi. waruñu bokk ci parti pouvoir. ay jàmbur lañu war a doon. yoo xam ne dañuy taxaw. buñ defee loolu ñu nangul leen nga ne waaye parfois. dafa mel ni dañuy def njaxas. parfois dañuy tarxiis boo xam ne day tax ñu bëri mën leen kole. léeg-léeg nga dégg état kole leen na leen ay politiciens ngeen. te fekk seen doxalin moo ko waral. léeg-léeg nga dégg opposants yi kole leen na leen état ngeen àndat. te fekk seen doxalin moo ko waral. nga wane ne jombut bu fekkee am na fu ñu ko mën a delloo. dafay dellu ci yàqute jikko. dellu ci ñàkk firi li ñuy tuddee laïcité. maanaam laïcité mel na ne dese na leer. bu leeroon jombut lu bari du demee noonu. nga ne yu mel nii nag ak yu demee noonu moo indi njaxas ci penc mi indi njaxas ci kuréel bi ñuy woote. li nga wax ni déggoon na kuréel bi ñuy tuddee Y'en a marre. waxoon la dem noonu ci jamono yi ñu falee président Sall ba pare. ñu ne président Sall woo na leen. dalal leen tàllal leen loxo na leen dañoo bëggoon ñu ànd liggéey. ñu jox ko ngàntal na ko ñun dañoo ànd ak yow ba nga agsi ci pouvoir. ba dellu ci gannaaw doon ay observateur ñoom déggoon naa ñu wax lu demee noonu. mu mel ni su ma la déggee fa mel ni société civile noonu la ñu war a taxawee. mais parfois buñ càmbaree li xew ci penc mi da ngay gis ci lenn ci société civile ñi ci sant si secteur yi. dañuy coow di coow ba nga yëg si ci pouvoir nga sedd leen ñu toog. loolu dafay am. Mouhamadou Wane yow comme sociologue. boo noo ñuy mën a analyser situation bi surtout ñi ñu tuddee société civile ñooy ñan ak lan mooy seen liggéey. waaw maa ngi lay gërëm ci li nga ma invité ci émission bi. di baalu ak ñëpp. di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom la bokkal sa plateau bi. di nuyu téléspectateur yuy suivre sa émission. société civile benn lu mën a wax. xam nga comme nu mu ko waxee ci kiiwu tubaab lañ nekk culture ak philosophie tubaab loolu la ko indi quand même 3 siècles de colonisation mënoo ko effacer nii ba pare suñu langue officielle nekk français école yi cadre yu bari ci lañ leen formé ci en français lañ leen formé ku njëkk a wax société civile benn philosophe allemand la woon moo ko njëkk a génnee bu ñu waxee Hegel mais moom da doon def différence dafa ne dafa am société politique ci biir société politique état ci société politique la bokk te soo ne état wax nga armée parce que boobu temps aussi kii yu bari état yu bari dañ militarisé woon soo xoolee Allemagne seen histoire ak yooyu mu am aussi ñi nga xam ne boobu temps pratiquement opposition amuloon intellectuels yi ñoo nekkoon opposant ñoo doon philosophie ñoo doon critiquer boobu démocratie amuloon comme ni mu amee ni bien que ñoom démocratie ci ñoom lu juddoo Grèce ci lu ñu wax bon man xaw naa ko weddi tuuti parce que soo xoolee Fouta ñoom Thierno Souleymane Baal ba ñu defee seen révolution ay étudiants yu jóge woon fii Pire jàng ba ñu delloo daane nguur gu fa nekkoon baltaakul mais dañ ko daane ci nan la tudd convaincre nit ñi daane ko créer benn état boobu almaami yi dañ leen doon fal dafa amoon nan lay tudd comme États-Unis suñu voté ba pare dafa am lu ñuy wax les grands électeurs lu ñu amoon nañ ko alors pour ma dellu si lépp la nga xam ne nekkul ci société politique muy les religieux wax nga ko ci société civile lañ bokk muy syndicat yi ci société civile lañ bokk kuréel yëpp yi nga xam ne nekkuñu ci li ñuy wax champ wu état
ak champs yi nga xam ne politique pour ramener ko daal. ci société civile lañ bokk. société civile nag mun na doon yow tey am na ay daayira société civile lañ nekk. am na ay organisation développement ay ONG société civile lañ nekk. mais ñoom lu leen intéressé mooy développement. dañuy collaborer ak état bokk ci kii di contrôler. c'est normal budget bi nan lañ koy doxalee dañ ko war a contrôler parce que xaalis état bu mu yore suñu xaalis citoyen lañu. am na xam ne dañ politique société civile nekkul de du ma politique c'est pas vrai. mun nga nekk citoyen décider bañ a dugg ci parti politique mais nga am quand même say idée démocratie nu ñu koy doxale nga am idée politique yi éducation ni ñu koy war a doxale nga am idée ni ñuy tànni réew mi nan lañ koy doxale nga taxaw aussi su buur su buur moyen nga ne ko moy na loolu c'est très important parce que suñu nee rek société civile da nga doon nekk non par exemple tey Sénégalais yëpp a war a wote ñu ne ñoom 20 ans 18 ans am na carte yu ñu joxe ak carte yu ñu joxewul kooku normal mënoo ne dëkk ba nga xam ne dépensé nañ 53 milliards am ñu am carte pour voter am ñu amul carte pour voter mais kooku en tant que société civile da nga ci war a wax parce que da nga war a développer lu ñuy wax citoyenneté parce que vote aussi pour nit ñi arrivé ci vote dafa sore dañuy xeex lépp lu ñu am xeex moo ko indi amul dara doomu aadama lu mu am te xeexu ko l'islam pour mu développer république de Médine la woon il a fallu ñu def jiyaat te ñoom république la woon Arabie Saoudite tey royaume la mais tant république de Médine nit ñi dañu amoon seen droit même minorité yi yu fa nekkoon juif yi dañu amoon seen droit copte yi chrétien dañu amoon seen droit donc pour revenir ci lu ma la bëgg a wax suñu à mon avis waruñu jël rek société civile su la neexee nga nekk pouvoir bi mais su la neexee nga contre pouvoir soo ko defee tam aussi génnuloo mais société civile dëgg lu ñuy xaar ci moom c'est que mu nekk du côté du peuple côté démocratie dëgg parce que gis nga soo ñëwul comme sànq dugg nga ko ba nga duggee da nga ne opposition bi xam nga Sénégal problème mooy dañuy xaar di seetaan ba ñuy def fi parrainage xamoon nañu parrainage bi lu ñu njëkk indi ci système bi la day indi problème am parrainage bi ñu topp ko amoon na mu ne nañu indi beneen amoon na Sénégalais yi nga xam ne peut-être suñu leen tegoon daañu indi ay idée comme ni nga ko waxee am na ay kilifa diine def nañ médiation xëy na des fois médiation du feeñ newoon nañ jël pour le moment parrainage bi teg ko fële ba nit ñi waxtaan bu juboo parce que aussi nekkutuñ fi nga xam ne pouvoir da ngay imposer France tey soo fa demee gilet jaune motunu 200 000 sur 50 millions de Français mais seen mouvement am na lu mu indi donc pour revenir rek ci pour wax la société civile pour des ci question boobu société civile dafa am société civile bu politique man par exemple jàpp naa ci société civile laa bokk intellectuel laa sama réew mi ñu koy doxale su ma toogee sama kër tey fu Sénégal toll ne du ma wax nekkuma ci dëgg génn naa sax l'islam parce que l'islam da ngay ñemee dëkk bi ni ngay watee bon am na ay parti yi nga xam ne mais parti ba nga xam ne bu mel ni damay jox rek exemple mel ni PDS depuis 1974 nekk parti tey xaw ma nan la demee ñu fexe ba nga xam ne candidat am dootul bokk mais ñu nekk foofu foo jaar ñu wax ñi nga xam ne ñoo bokk ci PS damay jox une partie du PS muy waa Khalifa Sall ñu ne du bokk ci élection nekku ba fi di juger lii la ak yooyu mais foo jaar comme da nga ma interpellé comme sociologue foo jaar nitam yi réagir mais réagir fu mu war a toll ndax war na yegg ci ne nit ñi wàcc ci mbedd mi ndax war na yegg ci ne mais ça dépend damay laaj ndax war na yegg ci ne nañ taal réew mi non kenn waxul ne nañ taal réew mi mais war na yegg fi nga xam ne nee nga nit ñi ñu manifester parce que may nañ leen ko ñu manifester constitution may na nit ñi ñu manifester mën nga aussi soo gisee justice bi awul yoon nga ne awul yoon
du luñ la teg rek tubaab yi bañ fi nekkee dañ teg esclavage def ko ci loi ne seen nit ku ñuul mun nañ ko jënd di jaayaat mais loi la woon loi boo ko teg mais soo ne woon par exemple teg nañ ñu buumu jaam rek dañuy toog suñu kër teg nañ ñu buumu jaam non faut jaar am réaction léegi nag comme ni nga waxee est-ce que réaction bi réaction bu am violence la ou bu amul violence leneen la ñu war a wax parce que état bi aussi dafa am responsabilité état moo ëpp responsabilité parce que état moyen yu mu am d'abord pour kilifa dalal nit ñi wut nit ñi nga xam ne par exemple suñu ñu toog waxtaan parce que loolu mooy nit ñi suñu kii sénégalais loolu mooy nan la tudd jikkoom daal toog waxtaan réew mi comme ni nga wax soo gisee tey ñu namm ku mel ni sëñ Abdou Aziz mais dañ doon wax même yéen te waru leen toog sax bañ ne par exemple société civile religieuse mais kenn waru leen invité yéen a war a teg yéen a war a wax nga xam ne wane ne ci dëkk bi ngeen bokk suñuy wax ay processus politique da ngeen ci war a bokk c'est-à-dire comme ni nga ko waxee nii. tey Mouhamadou Wane jërëjëf jàpp naa ne buñ la déggee mel na ni feeñal nga ne baatu société civile fam départ sori na. leeralal nga ñit ne lii nga xam ne moom la ñuy tudd tey ñun suñu réew am na ci ndoneel ndax soo demee fii ci Fuuta jamono Thierno Souleymane Baal li ñu tuddee grand électeurs yi nekk fële Amérique lu mel noonu amoon na fii mu mel ni kon ñun suñu ko seetee àddina bi dañ leen raw ci lu bëri mais nag dañoo am luñ moomoon wàcc ko ñeneen for ko bu fekkee dégg naa la bi ci des mooy feeñal nga ne société civile nitu diine yi ci lañ bokk syndicaliste yi ci lañ bokk ñi yëngatu ci wàllu société civile ci lañ bokk mu mel ni kon ku nangu ñi génne la ci yaa ko nangu man dama ko mos di bañ yàgg naa ko bañ trop ne man munuma nangu ñi ñuy tuddee ay imam war di jàkkaarloog li gën a not ci population bi juróomi yoon par jour yooyu ñu am ci bés boo xam ne bés bu àjjuma la ñu war cee am 2 heures de temps wala 1 heure de temps boo xam ne dañ toog ci mimbar jàng benn discours man ca régler problème yu bëri ñuy tudd société civile écarté na leen bokku leen man mënuma d'accord ci loolu nit mënuma koo déggal it nag daa déggal ma pour génne leen ci mënuma koo déggal ba tax na kon moo tax ma d'accord ak docteur Ndiamanka li mu wax léegi bi ñu demee ba yegg ci problème mu tànn candidat yooyu ña doon tànn dañ cee écarté ñooñu na leen yéen bokku leen ñeneen lañ boole tey bi ñu demee ba coow jóg na nga xam ne fi ne gis nañ ne wax jot na woo nañ leen na leen na imaam yi wax na sëriñ si wax te démb boole wuñu leen doon pour d'accord wan la na la ci lañ bokk bon bi ci des mooy feeñal nga ne société civile mën na doon ay niti politique ku ko tànnal sa bopp comme neexit mën nga bañ a doon politique toog waaye boo nekkee di politique it dara nekku ca feeñal nga it ne li xew tey am na fu ñu ko mën a delloo ñu mën ko layal ki nga xam ne dafa bokk ci parti yi ñu xam ko depuis ay ati at muy mane combat ñu xëy dem ba si yàgg rek ñu ignoré ko dóor ko ci tuuti na doo bokk ci élection yi wala fi dañuy wax ne gémmiñ guy nàcc du wax jàmm kon faw borom dana taxaw manifester li ko naqadi mais na ko teg ci jàmm it nag kon mel na ni d'accord nga ci manifestation bi mais bu mu dugg ci cadre violence tey docteur ma del si ci yow bëggoon nañ xam ban rôle la ñuy xaar tey gannaaw boo xamee ni ñun ñëpp kenn ku nekk a ngi wax imam yaa ngi wax sociologue yaa ngi wax docteur yaa ngi wax sëriñ saa ngi wax gis nga sax xalif général li murit mi ngi joxe déclaration pour ñu jàng ay kaamil lundi ñaan ci yàlla te ñaan kat mën na lu ne def na lu ne ci kaw suuf ku gëm ko ak nga ñàkk ko gëm dégg nga barke dee boo njaay église bi Benjamin Ndiaye déclaration bi mu def wax ji mu wax mu mel ni ñu réew mi ñëpp la ñor gi mu ñor nit ñooñu nag moo taxoon ma bëggoon nga leeral ma ban rôle la ñuy xaar ci société civile ba pour mu mën a fegle xel mu fexe ba régler problème yi xew ci diggante politiciens yi. d'abord rôle bi ñuy xaar société civile pour mu mën ko jouer il faut que rek ma dellu ci li sunu doyen wax léegi ci que ne société civile mën na politique. c'est-à-dire action bu nit di def ci adduna bi rek day politique. politique la c'est-à-dire moo xam ci enseignement ngay yëngu. wala ci développement wala ci économie. mais bu ñu waxee société civile du politique mooy du nekk partisan dugg ci benn parti. di ko politique la su boobaa rôle bi ñuy xaar ci moom dutu ko mën a jouer parce que am na fu mu féetoo ba pare. dama mos a waxtaan ak benn labbe ci benn réew ci benn kii ma laaj ko ne
Corne Afrique mooy Afrique centrale Ouganda ak yooyu guerre ya fay am pour lan mooy rôle société civile ak religieux yi mu ne ma avant que guerre yi di am dañu alerté médias yi moo ñu alerté parce que dañu commencé di wane suñu ayib mu ne ma bu ma daan dox ci mbedd yi su ma gisee ñaar ñuy tux daañu nëbbu seen cigarette buñ ma gisee duñu saaga nee na médias yi di ñu wuññi di wax ci ñun lu ñaaw ba mit boobu amoon ci ñun ba boo gisee nit ki ci mbedd bi nga ne kii nitu diine la nga moytu def lu ñaaw ci kanamam loola dañ guerre bi tàkk bi guerre bi tàkkee ñun représenté wutuñu dara ci àdduna ba ci réew ma fu ñu mën a waxee bàyyil ñu bàyyi defal ñu def loolu bu ci am réew tolloo fa mu jëm kenn xamu ko je pense que les sociologues war nañu dimbali ci ne Sénégal toll nañ foo xam ne ci wàllu violence verbale ñi koy saytaan ay daggantey saaga ndey ci télé yow dooy déglu sax saaga mais dañuy toog ba mu yàgg ñu envoyé benn WhatsApp boo xam ne saaga ci nekk forcément da nga ko déglu parce que tey mag ñi nga xam ne ñoom lañ gënoon a xam ci wàllu politique ñu nekk ci niveau yi gën a kawe tey ñu ngi leen di déglu ci télé yi ak ci rajo yi ñuy daggante ay saaga yoo xam ne saa soo saaga woon ab saalum la ngay xaar ci moom mooy mu dóor la direct donc violence verbale boobu ñu yegg fa c'est sûr que ne la ci topp mooy violence action yi nga xam ni tey moom lañ commencé gis ci réew mi depuis bi ñu attaqué siège Pastef société civile bi nag moo xam religieux bi la wala laïque bi comme ni ma ko tuddee woon léegi nga xam dañ ko donn imam bi li mu nekk dañ ko def mi bëgg koo nekk li tax nga xam ne religieux bi bëgg koo nekk mooy saa su wax jotee dana wax moo xam duñ ko médiatiser wala ñu médiatiser ko ci façon bañ ko bëgg a médiatiser pour yàq seen der que ne imam warul politique religieux warul wax ci diine da nga bëgg nangam alors état day jouer rôle boo xam ne këru diine gi nga xam ne dañ doon xaar bu xulo amee mu ne atteel ñu atte mu dem fak ay kopparam ba nga xam ne dugal ko ci gaamu xaalis ba bu histoire amoon tey kenn du déglu kilifa diina googu pour mu wax nit ñi bàyyi parce que gis nañ ak féeteyam loolu la tax ñu ne société civile warul féete pour que mu mën a def nag rôle bi ñuy xaar ci moom il faut que mu maandu nag ne signifie pas que ne ku mën a tooñ nga ne ko yow yaa tooñ su fekkente ne société civile dafa nekk ci réew bi li ñuy xaar ci moom mooy mu informer population bi ku ci indi sa programme mu wax nit ñi bii programme bi mën na dem wala mënul dem su état nekkul ci yoon ñu ne ko état li nga nekk du yoon su opposition bi nekkee ci yoon ñu ne ko opposition bi li nga nekkul ci yoon sëñ Abdou bu fekkee nit ñi mën nañoo dégg baatam c'est parce que bu état défendre lu jaaduwul da daan taxaw publiquement ne état bi lii ngeen di def jaaduwul looloo tax saa su xuloo amee ci diggante opposition ak état su sëñ Abdou taxawee ne nañu bàyyi ñëpp a koy déglu parce que daañu gëm ne kii kat farul ndax bu ñuy deful lu baax daa la wax li ngeen def jaaduwul bu ñuy deful lu baax dañu wax ne lii dafa jaaduwul donc maandute googu ñuy xaar société civile loolu la société civile commencé ñàkk fi ci Sénégal boo seetloo M26 M23 ñi nga xam ne ñoo doon xeex Ablaye Wade ñi xamoon leen taxoon ñu bëgg société civile taxoon ñu engagé wu parce que seen discours bi affaire yi dalee mais majeure partie ci ñoom Macky daf leen tàllal loxo ñu nangu dugg intégré dans l' état di liggéey ci état bi kenn bañut liggéey ci état simmi seen mbubu société civile nga xam ne tey su ba nit di wax ci télé bi ma di ko déglu muy wootee li gars yi doon woote démb li sama xel di daj mooy kii kat suñ ko wéyoon tey ba atteindre objectif bi tax mu wootee ëllëg danañu ne fa ñukk dugg ci état bi comme ni ko ñëpp di defee fekk réew mi tolluwul ci société civile nekk fële di yëngu ci wàllu développement ci côté yëpp nag même ci politique sax na ci yëngu fexe ba saytu suñu démocratie mu teg ci yoon fexe ba saytu suñuy élection mu teg ci yoon képp koo xam ne nekkuloo ci yoon ñii la mu nekkuloo ci yoon su boobaa société civile bi ñuy xaar ci Sénégal pour mu dox jàmm ci réew mi du am te loolu ni mu amee ci léegi également noonu la commencé amee ci religieux yi parce que fi ñu observé ci année yu mujj yi ak action président Macky Sall bi mu def ci këru diine yi soo moytuwul daañu dem ba nga xam ne les religieux bu ñu waxee bàyyi leen du ñu bàyyi parce que nit ñi dañuy bàyyi xel ne engagement bi président Macky Sall am ci këru diine yi taxawaay ba mu fa am ak discours yi nga xam ne de temps en temps ñu dégg ko ci yenn xalifa yi ñu koy wax vers le président dana tax ëllëg su ne bàyyi leen du bàyyi te loolu su ko am réew ñàkkee jàmm mën na fa bañ a tee am. benn ñaareel bi moo di ñi nga xam ne ñoo opposants yi man gëwuma ne état war na bàyyi ñàkk waxtaan am ci diggante opposants yi ak état bi du lay mu ne woo naa leen ñëwuñu parce que lu mën a am yow yaa yore yëf yi da nga war a convaincre nit ñi
woo leen ñu toog ak yow su fekkee wóoluwuñu la da nga war a def lu tax ñu wóolu la ba boo leen wooyee ñu ñëw mais d'accord mu aussi ci opposant bi nga xam ne du wuy ju woote nekk minorité ci réew mi bëgg xañ nit ñi jàmm looloo tax Sénégal yi yëpp këru diine yeeg imam yi comme ni nga ko waxee war a comprendre que ne Sénégal gii réew la moo xam ne dañ ko donn ci sunuy maam muy ñun ak ñoom te bañ ko doon nat lu ne daj nañ ko ci tubaab bi fi nekkee 3 ans siècle comme ni ko 3 siècle comme ni ko suñu doyen waxee léegi avant que ñuy génn réew mi fu ne deret tuuru na fa deret jooju du fi tuuru bañ jot suñu réew benn kuréel bu ndaw ci réew mi nga xam ne intérêt personnel la moo ko soxal mooy affaire u état bëgg manipuler nit ñi téye leen otage ba ku bëgg a dem ci jàkka ji doo ñemee dem jàkka ji julli ji ku bëgg a dem maire bi nga xam ne amul dara day jaay marché jën caaroy du mën a génn sa parce que bu génnee xelam du dal donc loolu Sénégal yi je pense que waruñu ko nangu religieux yi également waruñu ko nangu foofu nag la rôle imam yi di ñëwee man damay wax ne imam bi ci quartier bi moo ëpp rôle fuuf chef de quartier bi préfet ëpp ko rôle ndax mooy ki nga xam ne julli juróom gu jot dana toog ak ay nit ci jàkka ji ajjuma ju jot dana wax ak population bi wax boo xam ne force la parce que kii ñëw di teew di déglu xutba imam bi l'islam moo ko sant su ñëwee day tey du wokkatu du xesenu du sëqat du wax ñu jox imam bi 30 minutes ou 40 minutes mu wax ak ñoom kooku rôle bi mu am société bi war nañ ko yee ne ko yow sa rôle nekkatul rek nga jiite nit ñi ci jàkka ji ñu dem mais da nga war a dugal sa loxo ci réew mi ci politiciens yi wax ak ñoom ba ëllëg bu réew mi yàqoo nga xam ne am nga ci part de responsabilité parce que position bi nga ci am yàlla jox la ko ci yow rek ko ci am donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci société civile religieux mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkk yi ak ñi nga xam ne mooy société civile lay bi nga xam ne ñoom la ñuy médiatiser mooy li nga wax léegi xam nga bu fekkee par exemple dañuy dem di def di tànn parrainage ci réew mi mais même nañ dugal suñu mbokk chrétiens yi sax nañu tànn ci ñoom dugal ci biir bu fekkee dañ ne julli di jànguñu nañu tànn suñu mbokk chrétiens yi dugal ci biir pourquoi mënuñu jël yenn daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen crédibilité ci réew mi julli jànguñ moom du lay ndax bu ñu yegsee ci crise dañ leen seeti mais lan moo waral ñuy tànni ay observateur te duguluñ ci ay imam duguluñ ci ay chef religieux duguluñ ci ay responsable daayira yu mag ñoo xam ne wóor na leen ne tey suñu waxoon danañ ko gëm ñun ñu dugal leen ci ëllëg bu ñu génnee dañu wax ne ñun nag lañ gis fële nanga lañ fa bàyyi wóolu nañ ko kooku dañ koy déglu mais ñiñ fa dugal waxuma ci ñoom dara waxuma dara lu ñaaw ci ñoom vraiment représenté wuñu mesure parti ci réew mi nga xam ne ëllëg ñoom seeni doom ñooy dee ci mbedd mi parce que amul kenn ku ci sa doom di jàngee France visa sax soo ko bëggoon doo ko am parce que amoo passeport diplomatique fii nga am amoo benn appartement France ni Canada soo dee fii ci Sénégal soit yóbbu la Touba wala Kaolack wala Tivaouane fii nga am donc waruñu nangu kenn yàq réew mi société civile il faut mu dellu si waat rôle am mën ko jouer pour jàmm am ci réew mi. jërëjëf docteur Mouhamed bu ma la déggee mooy feeñal nga ne contact boobu nga doon waxtaan ak suñu benn mbokk abbé soo ko seetee tey ñun réew mi ñu dund dañ cee yegsi bu koor teraw ngay xool esket yi ñu def ci Ramadan bi loolu mooy démystifier imam yi kilifa diine yi war leen duñ dara day seet xam nga imam bu jiite nit ñi ñu ne yaa war a jiite nga weeru koor jot nga war a koor nga ne ngay dem làqatu lekk dikkaat julli wala ngay julli ba su yàgg di xool gannaaw benn jigéen nga loolu mooy ñàkkal fayda imaam yi ba ëllëg bu ñu waxee duñ nangu pour wala la abbé boo waxoon ñun ci lañ toll actuellement ndax ñu ngi koy suyee ay théâtre télé yi di ko teg théâtre yi sax la li ñi gën a fonk buñ demee nag ba yàq li nga xam ne moom la ñu waroon di référé woo tey ba léegi musiba day am te loolu ci lañ jege bi ci des mooy feeñal nga lu am solo ci lu wax jooju nga xam ne jot nga ko wax léegi feeñal nga it ne société civile d'accord nga ñu doon ay politiciens mais bu ñu am ak péete parce que boo xasee féete pour nga atte day jafe nga ne suñ seetee papa Abdou Aziz rahmatullahi alayhi li ko mayoon bu waxee ñëpp d'accord amutoon ak péete bu état juumee mën a la yaa juum bu opposition juumee mën a la yaa juum moo tax buñ tolloo ci crise rek ñëpp daj papa Aziz kon ak péete baaxul feeñal nga ne parfois nag ci état ni muy politique surtout politique président Sall actuellement wane nga ne këri diine yu bëri mën nañ dem sax ba bu ñu waxee dootuñ dégg ndax dañuy wax ne dañu am ak péete ci président Sall wala dañu am ak péete ci gouvernement nga ne loolu lu ñu war a moytu la su ma la déggee mooy feeñal nga ne kon mbir mi wopp si màggat la fépp lay méttee opposant bi am nañ gàllankoor pouvoir am nañ gàllankoor religieux am nañ gàllankoor ndax
li xew ci fépp lu féete bon kon bu fekkee ñett ñooñu am nañ gàllankoor kon jaar na bàyyi ndax soo xoolee tey li nga tudd fii léegi ne bi ñu attaqué su Pastef bi da nga dégg ay homme politique yu yëkkati kàddu amul sax làq-làqal ne mënul ñàkk réew mi tàkk te ne damaa soxla doon leader pour ñu jiital ma nga dégg ko bokk ci parti pouvoir wane ne man ne recruté naa samay gars yoo xam ne par naa jàmmaarloo ak ñoom léegi kon ay nel ma fara su fekkee ñi bokk ci parti pouvoir ñi taxaw nañ pour jàmmaarloo opposition taxaw nañ pour jàmmaarloo man nag mu am lu ma jaaxal man lu leen may pouvoir boobu ñoom bu fekkee kenn ku ne sa carte d'identité rek nga am pour wati ndax ñoom moom nit ñi ba tax ne wax na muñ leen sëriñ si nga xam ne sax ab taalibe bi dafay dem ci ab sëriñ jébbalu na ko yaay sama sëriñ waxee wuñ noona yow na kenn jébbalu ci yow da nga am ay idées yooyu wax rek di ko wax ba suñu yàgg Cheikh Tidiane bi tey na docteur mi kat li muy wax idées yi convaincre na ma naa ànd ak moom mais bu ñu demee ba yàgg nag docteur na ma kat faaw nga wàcc ci mbedd mi jàmmaar la police yi damay bañ c'est ça nga wax fi wax jàmm solo am na suñu maire yoo xam ne ñi ngi sant Cissé ak Touré buñ xëyut génn seen kër duñ lekk sama mbokki ustaas yi ak imaam yi sama classe gi ku ci xëy tëdd sa kër ñaari fan doo lekk yow mi leen bëgg a bloqué nag na leen bu leen génn bu leen doo ngeen lekk pour taal mbedd mi yow am nga dépense nga ba garanti kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la ñoo bokk réew mi fexeel ba convaincre ma ci sa discours bu yeggee ci élection yi ma dem ci urne yi wateel la loolu laa d'accord man bu ma dégloo sa discours xam ne kat man li fekkee am na lu ma naqadi am na lu ma manqué jàpp naa ne sama jàppalee docteur kat mu yegg ci pouvoir dana ma ko saafaral man d'accord naa ci discours boobu mais discours violence moom d'accord ma ci te jàpp naa ne wéetu ma ci am naa ñu ma ci àndal ñu bëri tey imam ban rôle la ñuy xaar ci société civile pour mu fexe ba régler problème politique yi xew bëgg a taal suñu réew barakallah jërëjëf oustaz Cheikh ñu ngi lay gërëmaat di wax rek ne danaa def benn mise au point ci li docteur doon wax kenn ku nekk xam na Sénégal bu ñu fi tuddee politicien kan mooy politicien kon bu ñu nee société civile wartu nekk politicien wartu bokk ci politique déedéet lu waay di def rek politique fenc waaye nag wartu nekk partisan wartu far fenn loolu moom dama ciy del siwaat lu tax parce que lii nga wax léegi nga xamante ne moom mooy xew xam nga parti yi dañuy sabotante maanaam kii moom danaan faaw ma defi pexe ba nekk fi keneen ki ni ko doo fi nekk sinon boo fi bëggee nekk li nu bëgg a bokk maag yow ma taal ko ci loolu lañ toll te fi mu nekk nii ki naan ma taal ko man mii ak yow mii ak keneen noo ko ci tane ki naan itam faaw mu nekk fi moom itam dafa am ay normes yuñ ko tegal yoo xamante ni fa la war a jaar pour jël ko mais warul def rek pexe mu nekk ma ne pexe mu doon rek mépp dagan na pour nekk fi dafa am nag benn qaida arabiya boo xam ne dafay wax ne aslih nafsaka wa don ghayrak maanaam yéwénalal sa bopp ko woo mu ñëw waaye bu fekkente ni yow yéwénalal sa bopp ko woo nu muy ñëwee léegi fii mu nekk nii dafa jot ñu am ay politiciens yoo xamante ni des di roy ci ñoom bu njàngee alquran inna ibrahima kaana umma ibrahim yonentu yàlla ibrahim dañ ne ñii ne aw xeet la woon ñii ne non du déggin wi du aw xeet mais déggin wi mooy lépp lu sell ci aw xeet ci jikko mu manti doon dafa daje ci ibrahim maanaam royukaay la woon su ko defee kon kilifa yi société civile war nañu nekk ay royukaay su boobaa nag dañuy xaar ci ñoom ñaari mbir bi ci jiitu mooy fu ñu toll di concerté wu ak nit ñi fu ñu toll aussi di wut jàmm ak maandute bu ñu nee maandute nag waxuñu maandute ku nekk di def lu la neex parce que Sénégal aussi xamul lan mooy maandute parce que Sénégal li mu jàppee maandute mooy li ngay def li may def sa yoon nekku ci yow it li may def sama yoon nekku ci doy loolu du maandute loolu lii maandute mooy norme yi nga xamante ni moom la réew yi tegu ñu di ko respecté lan moo tax ñun ñu nekk ay jullit sunu réew di yëngu toujours ñële nekk ay tubaab wala ñu nekk ñeneen ñu dul jullit seeni réew du yëngatu wala boog bu dee yëngatu ci neneen lay yëngatu ndaxte ñoom la ñu juboo ñoom respecté nañ ko waaye ñun liñ juboo respecté wuñ ko respecté wuñu aussi suñ diine mbokk mi tudd na fi lu am solo maanaam ay nit ñoo xam ne dem nañ bay saagante ci seen biir te xam nga ne kenn werantewul ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon wax ne benn waaye dana wax genn kàddu bu ñàkk solo boo xam ne joxu ko benn paal te muy dëgg yàlla neexal ko ci war ko ci yóbbu àjjana
waaye nit itam dana wax genn kàddu gu ñàkk solo joxu ko benn paal war cee xalaw yi ci safara juróom-ñaar fukki nawet xool bu fekkonte ni politicien bi bu demee bay bëgg a wax benn kàddu wala royukaay bi wala ki nekk société civile bu demee bay bëgg a wax genn kàddu danaan affaire bii kat bu dul dëgg boo deful ndànk mën naa cee xalaw yi juróom-ñaar fukki at ci safara kon lii war naa ko moytandiku léegi nag loolu la ko koy may faaw mu jàngat l'islam faaw mu jàngat njub faaw mu jàngat diine même bu jàngul l'islam jàngul njub jàngul diine na ne yi nga xam ne moom dama cee d'accord ak sama mbokk jullit ñi naa ko respecté su ma ko respecté yàlla mën na dogal li ma bëgg ma gis nga alquranul karim dafa bari kalimatu shura wa amruhum shura baynahum waaw wa ida azamta fa tawakkal ala allah wa shawirhum fil amr maanaam concertation yàlla da koy woote di ko woote waat di ko woote di ko woote waat di ko woote di ko woote waat jamonoy saxaaba yi amoon nañu tudd ahlu shura ñi nga xamante ne ñoom bu problème amee ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woo ñu waxtaan ndegam nag ci jamonoy saxaaba yi nga xam ne problème yi dafa néewoon ci lañ daan woote waxtaan waxuma la ak sunu jamono kon société civile ñi ngi xaar ci ñoom ñu woo nit ñi ñu waxtaan léegi nag su fekkee dañ lay woo nit ñi ñu waxtaan te yow ki ngay woo tane woo ko su boobaa problème day am fii mu nekk nii bari na ci kilifa diine yoo xam nekkatuñ ay kilifa diine leneen lañu fi mu nekk nii su ma nee nekkatuñ ay kilifa diine mooy kilifa diine koo xam ni booy wax ci sa biir wax dañuy xam ne yow mii pouvoir bi nga nekk wala ci sa biir wax dañuy xam ne yow mii da ngaa contre pouvoir wala ci sa biir wax dañuy xam ne yow mii dafa am luñ la jox ci sa biir wax dañuy xam ne yow mii dafa am loo xamante ni moom nga bëgg a régler tey sunu bis bi président ñëwu ci waaye dana xam ne ñu nag mooma sunu bis bi préfet ñëwu ci daf na war a defal ni muy defee ñëpp yooyu yëpp ay kàddu la yoo xamante ni bu fekkonte ni société civile bi neutre na yooyu du am waaye xam nga ni yooyu lii muy répété wu di répété wu waat moo tax fii mu nekk nii ñi nu war a yàpp ñu ñii ñu war te yàpp ñu léegi nag dafa am lu jiitu lii gis nga fii mu nekk nii fii nuy waxee yii man ak yow am na ci politiciens yi ak ci cadre yi ñoo xamante ne jàpp nañ ni ñun li waruñu ko wax ñoom ñoo ko war a wax parce que ñoom ni ñuy xalaate doo leen blâmer nag fa mu leen toppee dafa sori parce que kàddu gi may wax mooy gi ma ne mooy laïcité ba ko France di jël di ko togg ci 1905 1800 sax lañ ko njëkk a togg 1800 muy dem di dem ba 1905 muy dem ba 1958 bi ñuy yebal Blaise Diagne Sénégal di yebal keneen ki Égypte nuñ koy waxee Napoléon Égypte di yebal keneen feneen booba lan lañ leen doon wax yóbbu leen laïcité mais malheureusement laïcité ba nekk ci Angleterre bàyyi na état islamique mu taxaw laïcité ba nekk ci Turquie bàyyi na yow mii di Cheikh Tidiane bi tey di imam ñu lay fay salaire kon su ko defee bu may ci commencement bi bu ma dee wax moo laïcité nañ ko firi ñàkk koo firi moo tax ki nga xamante ne dafa jàng leneen dudul l'islam wala mu jàng leneen dudul arab wala alquran day dem ba jàpp ni moom ni muy xalaate noonu la mais ni këla di xalaate du noonu jërëjëf imam Cheikh bu ma la déggee mooy fi nga daaneele mel na ni laïcité bi dafa lënt pour ñun te fañ ko tibbee muy France muy Grande-Bretagne ñoom nañ koy doxalee wute naag ñun nañ koy doxalee am na boo demee Grande-Bretagne am na fa parti boo xam ne parti laïque la chrétien te ñun fii suñu laïcité mayewut parti boo xam ne dafay askanoo ci diine mayewut nga dem Allemagne gis nga ko Merkel parti bi parti grand chrétien yi la ko dalee ci Helmut Kohl ba ni mu yegsi ci moom parti boobu moo fa nekk mu mel ni kon mel na ni li nga bëgg a wax leer na ci côté boobu mais buñ la déggee mooy feeñal nga ne li wóor te wéer mooy société civile fiñ koy xaar mooy mu fexe ba def li ñuy tuddee jam ucham la mbootaay yi taxaw di jolla sant ci ay kàddu yu jaaduwul jékku di yëllut mu fexe ba lool ñàkk seq ay jéegoom dem ci ku ne wax ak moom xam leen ne li leen boole moo ëpp li leen tàqale te li leen boole mooy réew mi jàpp naa ne bu fekkee kenn ku nekk li ngay wax dëgg la réew mi ma ñor askan wee ma ñor koo wax nag na la askan wee ma tax a jóg bu fekkee askan wee leen tax a jóg nag waruñ jël askan wi otage
ba daan leen dugal ci rëq-rëq boo xam ne yàlla rek a xam fu ñu koy jëlee. loolu moom kon du luwee. askan wi kum ñor ngay fexe askan wi buñ soxlaa mën a bëgg a dem mën a dem. ku askan wi ñor ngay fexe bu askan wi bëggee lekk-lekk. ku askan wi ñor ngay fexe askan wi buñ feebaree mën a faju. ku askan wi ñor ngay fexe nga yombal dépense yi. surtout gars yi sant Cissé Touré. mais askan wi ma ñor ba pare di leen woo ci loo xam ne buñ ca duggee dootuñ lekk. kooku man mënuma ko nangu. te jàpp naa danaa ci bëri ay morom. tey monsieur Wane yow comme sociologue. ci situation bi ñu nekk tey. ban rôle la ñuy xaar ci société civile pour mu mën ñu koo régler. waaw d'accord mais dama bëgg ñëw pour wax la média yi itam. ci société civile lañ bokk. média yi en tout cas média yu nga xam ne nekkuñu ci. public état bi. public. ci société civile lañ bokk. seen rôle. mooy joxe information bu dëgg. c'est-à-dire gis nga nit ki aussi la ñuy wax ne dafa am cause xam nga sooy analyser da ngay dem doo analyser lu ñuy wax effet. fi nga xam ne foofu la teere. mbaa foofu la nar a teere. mais ci njëlbeen. nan la commencé. carte yi foo imam yi war nañ wax ci carte yi ñu joxe carte chaque citoyen war na am carte am voté ji. kooku du question faral naa diw ak yooyu kooku droit citoyen la. lu war la. mënuloo di wax rek diw jox na ma kii wax na ko. sama gaab mu yónnee nañ ma 5 millions ak yooyu. c'est-à-dire question soo bañee aussi. quand même li nga wax li nit ñi parce que am na nga xam ne jaral na leen seen bakkan. parce que démocratie tubaab bi bala ñu koy obtenir. ñu baree dee. seen révolution 1789 ñu baree ci dee. bërk démb fii yow gis nga ko gilets jaunes yi lu ñu def Champs-Élysées la ñu attaqué taal ko. amagul Sénégal loolu. chaque samedi ñu manifester. amagul Sénégal. te ñoom lu ñuy wax nee nañu Macron bi nga xam ne mën nañu ko fal il y a 2 ans na dem. am na ñi nga xam ne dañ ci dugg ne il faut mu dem alors que démocratiquement lañ ko fale c'est-à-dire gis nga politique champ démocratique kenn mosu ko am ci damay toog sama kër ou bien nga baal ma parce que respecté naa tous les imams je respecte tous les imams même am na yenn nga xam ne yow yaay am sa fayda ba mat sëkk église bi était représentée ci conseil constitutionnel dëgg la am na ku benn abbé fa toogaloon donc ñoom lu ñu leen xañ te conseil constitutionnel moo invité ñeen ñi pour ñu ñëw pour ñu wane que bon c'est transparent ok ñëlee nee nañu opposition bi nee na ministre de l'intérieur nañ ko changé wut ki nga xam ne farul fen loolu tam aussi inventé ko dañ ko gis Abdou Diouf defoon na fi ministre de l'intérieur bu farul fen Abdoulaye Wade jëloon na fi ki nga xam ne nan la tudd c'est pas obligatoire. si c'est la Abdou Diouf. Lamine Cissé. waaw mais Abdoulaye Wade aussi jëloon na. Cheikh Gueye defoon na fi Cheikh Gueye. oui ministre chargé des élections ba coow amee. bay muy def kiyam bi à l'Assemblée dafa ne opposition bi ni ñëw manifester ku contre na manifester. ku ànd ak kii mu manifester di nga démocratie aussi. comme ni nga ma wax yow man gisuma fenn fi nga xam ne am na démocratie te amul xeex. ça n'existe pas dans le monde. Nous sommes indépendance dañ ko négocier. 1958 nous on a voté oui Sénégal. ci pays colonie française yëpp Guinée donc moo fi voté non. mais nous on a voté oui. am na nga xam ne ñu ngi jot seen indépendance mouvement de libération lañ joxe seen indépendance dañ dugg ci àll bi xeex fetal ante ak portugais yi damay jox exemple rek Guinée Bissau donc politique. Algérie ak Algérie. di nga politique. benn processus bi nga xam ne foo jaar mu am rupture yu am violence. foo jaar. jusqu'à présent quoi historiquement parlant. léegi rôle bi nga xam ne war nañ ko jouer man su ma nekkee société civile. su am sénégalais yi nga xam ne jox na leen seen carte foo jaar ma ne leen nañ leen jox. c'est l'État qui doit assurer fexe ba nga xam ne ñëpp ñu war a wote ñu wote état parce que état waroo woon ne yow tey ministre nga man parti bii laa nekk am na yi nga xam ne ministère
une fois que nga nekk gouvernement une fois que nga nekk président de la république nekkatoo président de la république APR ou PDS ou keneen tu es le président Sénégal yëpp nga nekk seen président donc aussi nit ki man yaakaar naa ne sooy wax soo nekkee nitu yàlla dëgg nitu diine dëgg ah da ngay ñimee wax dëgg parce que dëgg boobu mooy laal nan la tudd jàmm mais man soo ma xañee c'est comme di nga wax li mais combien de Sénégalais ñoo liggéeyul fii tey combien de Sénégalais ñoo nekk dans la pauvreté Soudan bii ngeen di wax chaque jour y a des manifestations des milliers centaines de milliers de personnes ñu ngi ci mbedd bi te nan la demee dañu yokk mburu la ñu yekk France xaw na tàkk parce que dañu yokk essence prix carburant lañ fi yokk maintenant ñi nga xam ne aussi diine lañ fi taxaw yàlla dong nga war a ragal église fii RDC yaa ngi doon wax sànq RDC église bi dafa dénoncé ba tey démb la génnee résultat église génn na démb résultat ne kële moo gagné Fayulu moo gagné du kii moo gagné parce que dañu dem organiser wu am seen ay résultats ak yooyu donc man yaakaar naa ne yow li nga wax li ak ñeneen Sénégal yi ñu wax yëpp ñëpp jàmm lañ bëgg mais jàmm aussi da nga koy jëmbat lu lal jàmm mooy dëgg su amul c'est pas la peine baadoolo su amul sëriñ amul labbe bu koy defaan yow tout le temps rek côté buur nga nekk mais c'est pas possible day indi problème loolu moo njëkk nekk déséquilibre société civile pour ma jeexal fii situation bu sérieux lañ nekk rôle société civile bi tey léegi bala may jóge ba ñëw sa émission maa ngi dégg Ouattara mu ngi convoquer l'ensemble de la société civile pour gisanteeg ñoom y compris Alassane Ouattara pour ñu teg commission parce que ñu ngi dem élection commission indépendante parce que opposition bi dafa dem réclamer Nations Unies ne ñoom Côte d'Ivoire commission bu ñu def bi du commission indépendante ñu daan leen fa ci au niveau des Nations Unies léegi nag gouvernement bi di appliquer donc man yaakaar naa ne tey lu ñu war a fexe ba élection yi aw yoon coow bari na néewuma diwa ngi fexe nu mu faloo kut ou bien nu mu bañ a faloo ak yooyu waxuma ko mais dama ne dañu poser question pour démocratie am vote il faut mu nekk transparent mun lu ñuy wax transparent il faut vote bi aw ci yoon parce que ñun ñëpp citoyen lañu république bi du ñenn rek ay famille ko moom ñun ñëpp ñoo war a bokk mais lan moo tere religieux présenté wu am nay religieux yu nekk yenn parti yu présenté wu donc pour man démocratie ñun ñëpp ñoo ci yem ci état bi suñu ministère de l'intérieur il faut mu régler démocratiquement ñëpp mën a dem voter loolu lañ ko laaj na ko leneen te man yaakaar naa ne aussi nit ñi société civile ñëpp ci war a wax pour que élection yi soo bëggee par exemple léegi nit ñi dal da nga leen mais quand même la responsabilité c'est le gouvernement moo war a dalloo nit ñi jël ay mesures yi nga xam ne dana dalloo nit ñi mais su këlee waxee parce que mu ngi nekk en position de faiblesse mais man danaa fexe ba tere élection yooyu waxu politicien la waxu politique la mais yow soo ko tontoo ne man danaa recruter yow déjà yaa yore police yore gendarmerie yore armée ba pare ne damay recruter ay nervi mais c'est terrible mais donc bu leen wax rek ne opposition bi mu ngi wax tere nit ñi génn non il faut dire aussi ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi nañu fexe nu ñu génne alkaati yi bis bu ñuy ba ñuy nan la tudd génne résultat wu kii bi ba Kër Massar soo gisee lu am man musuma yaakaar ne alkaati yaa ngi ci foofu pourtant banlieue bi tout le temps ñu rey fi nit tout le temps ñu agressé fi nit ay imam yuy dem sax dañ leen di agressé suba teel dëkk bi insécurité bu fi am kenn mun la ko wax pour nga ñëw fii yow pour ma ñëw sa émission ah mais ma ne la fii rek laa dëkk soriwul mais def naa ñaari waxtu presque ci yoon bi parce que amul kenn ci yéen ñaar anarchie dëkk bi anarchie la mais donc pour man soo waxee politique
société civile man je refuse que société civile dem toog ne damay non soo gisee lu awul yoon da nga koy wax awul yoon néew ba nga far fii for fële dama ne su yoon comme ni ko waxee léegi yoon ku ko awul mais man nag du ma jàpp rek opposition di ko accabler yooyu def c'est trop facile man ki nga xam ne moo yore alkaati ki nga xam ne moo yore pouvoir mun na su ko neexee léegi gaa ñi tiire ci sa kaw ki nga xam ne mooy commandé man aw ma droit am fetal yow amoo droit am fetal mais yow yaa ngi commandé ñi am fetal kay ñoom laay wax ak am doole. tey Mouhamadou Wane jàpp naa ne bu ma la déggee mooy feeñal nga ne ñi ñuy tuddee société civile média bi ci lañ bokk. média bi nga xam ne média privé lañ ci ñooñu ci lañ bokk dañoo war a dox pour jox nit ñi information yu wér yu juste yu leer feeñal li lépp loo xam ne ay rëq-rëq la nga wane ne boo jëlee li xew Paris ci fan yi manifestation yi te ne du dakk te dañuy sàkku toujours mooy na Macron jógee fii booleeg te lu tuutee ko indi nga xool li xew Soudan xam ne ñu ngi wàcc ci mbedd mi te yokk mburoo ko indi mu mel ni yooyu yëpp wane nga ne suñ ko xoolee nga xool ñun ni ñu amee woon suñu indépendant dañ ko négocier yooyu yëpp buñ ko seetee wane nga ne ku dem bay wax nag su boobaa na nga tëddee njaaxaanaay mooy bu Mouhamadou Wane juumee wan ko ne ko dangaa juum bu docteur Ka juumee wan ko ne ko dangaa juum mais boo bëggee cité coow li benn yoon rek ne opposant la juum nga boo ne parti boo ne pouvoir bi la juum nga kon mel na ni su fekkee dégg naa la responsable partagé la am na kàddu yoo xam ne man séentuwuñ ko ci man ma wax ko bu ma ko waxee def naa erreur am na kàddu yoo xam ne séentuwuñ ko ci docteur bu ko waxee dab te kat attention nañ bàyyi xel gis nga kàddu baaxut dafay jeexital ci ñu bëri te loolu maa ngi bëgg a bàyyi xel ñoo bàyyi nañu ne luñ mer ñun ñëpp nañ boole li ñu boole nañ ci bàyyi xel mooy réew mi nañ ci bàyyi xel li ma waxoon laay répété at man fi may séentu opposant wala ma fay séentu parti pouvoir wala candidat bu mënti ki doon man gannaaw bu ma amee sama carte d'identité di wote mooy sa discours laa lay déglu discours bi ngay wax rek moom laay déglu ndax gis naa ci sama bopp su ma ci gisee sama bopp dana ma taral dalal yeewu suba teel dem toog ci taxaw rang ca rang ba egg ci urne yi jox la sama carte ñibbi tëdd sama kër mais du ma ci xuloo du ma ci xeex loolu foofu laay waxee wane nga ne kon société civile war nañ ñemee wax dëgg gi imaam yi war nañ ñemee wax dëgg gi jàpp naa ne imaam yi ñu ngi wax dëgg nag ci li ma jàpp ci li ma xam parce que li gën a not ci imaam yi ma xam ñu ngi def discours bu noble mais dañ leen du déglu sax nag parce que balañ leen déglu rek wala balañ bëgg imaam yoo xam ne dañoo jékki baag si ci problème bu demee ni nga xam ne mel na ni sikkim yi fastandoona ñu ne religieux yi nañ wax mais bu ñu doon topp discours yi imaam yi laata discours yi du ñu yegg si fii chaque ajjuma jàkka boo dem imaam ba dana wax discours boo xam ne bu fekkoon ne woy politiciens yi doon nañ ko déglu du ñu yegg si fii buñ jullee timis wala ñuy julli géeyee jàkka yi leçon yi imaam yi dafa def bu fekkoon ne homme politique yi wala société civile ñu ngi dem toog ci seen pegg di leen déglu du ñu yegg si fii mais koo xam ne doo ko déglu da nga jékki ba am problème rek na ko waxal dëgg lu ñu tuddee dëgg bon xam nga kon lu ñu tuddee dëgg bon xaw ma ko nit ki da nga ko war a déglu avant problème di xew ndax kat jàpp naa ne man discours yi may dégg yëpp imaam yi di ko wax yi may jot ci ay bayaan yëpp luy réglé réew mi la fay su ko defee ñu fàttali bokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan koo xam ne bëgg naa jokkoo ak ñun wala mu am lu muy leeral mën naa jokkoo ak ñun ci 88 628 11 12 voilà 22 fay am na ku ne ci yoon ma jël ko allo waaleykum salaam. waaw. mbokk mi kan la. Mor Talla Lo Touba Oumoul Khoura. Mor Talla Lo Touba yow la ñu déglu Mor Talla. waaw maa ngi ziar di déglu émission bi wax dëgg yàlla. wax ji am na solo lool. naam. waaye buñ jàngatee daal ci réew mi maanaam li nga xam ne moo fi war a indi jàmm. wax dëgg yàlla buñ ko dee wax da nga koy nit ñi war a day wax naan na nga ko wax fa dee na nga ko wax fa dund. dan nañ dund kay. waaw nan dund ñëpp. gis nga Macky Sall bu bëggee réew mi am jàmm. réew mi am jàmm. am réew citoyen buñ waxee ne ñoo yor pouvoir ñoo yor doole ji ñoo yor bali waaye doole ji dëgg buñ ko dee sol sax jàpp lay daala mooy doomu adama yi citoyen Sénégal yi ñoo yor doole ji ndaxte bal kenn ba ko wecc
Aly Ngouille Ndiaye ñi nga xam ne si ne ñëpp d'accord nañ ne ñaari mbër bu dee bëri nga tànn ka lay àttee Wolof Ndiaye nee na ku bëgg kere jooy jaboon nax doom bu fekkee bëgg na noo àtte réew mi te teg nit ñi ci jàmm ak salaam na jëm ci Aly Ngouille Ndiaye teg ci koo xam ne si ne pour transparence lay doon parul benn gëm yàlla te xam ne yàlla mooy jox nguur yàlla mooy nangu nguur da koy foq ci ay bu koy joxe da koy jox ku ko neex te du tàggu kenn ndax moom bi ñuy gañe réew mi séentuwul woon ne dana gañe réew mi te ñi ko wateel séentuwul woon ne dana gañe réew bi ko yàlla joxee da ko koy jox bu waree continuer day continuer lii mu fi liggéey nag bu fekkente ne bëgg na koo xajaxal bëgg na ko yàqal ko ci néew na jël Aly Ngouille Ndiaye Mor Talla waaw yow ban gannaaw boo waxee li nga contesté ci Aly Ngouille Ndiaye ba pare société civile ki tax ñuy waxtaan tey lan nga gis moom la war a def li ma war a def société civile ñoom société civile naam waaw société civile moom bu fekkente ne moom civile bi moo ko tax a jóg naam na wax ak président na ko civil bi kat li ëpp ci doom ñi nga xam ne dina ñoo nekk sa ginnaaw war a xëccoog yow réew mi kii nga teg mu war na àtte bokku ci nee na ndakoo ci ñu war koo dindi teg koo xam ne ci ne farul fenn léegi nag wax dëgg yàlla fu mu dee waxtaan te waxante dëgg rek am ñaari mbër yuy bëri bu ca kenn faree rek mën nañ laa créer plante wala ñu créer le audio boobu tayib jërëjëf Mor Talla waaw message bi jàll na jërëjëf docteur ma delsi ci yow mooy bëggoon nañ xam kuy woote waxtaan wala ngay woote dialogue war naa am ay conditions yoo xam ne yaakaar nga ne buñ ca tegoo dana andi résultat bon yan conditions nga yaakaar ne pour la situation actuelle bi ñu toll société civile war na ko mën a taxawee pour ñu dem ci dialogue mu am résultat jërëjëf oustaz sama doyen dafa wax léegi démocratie ñi ko am yëpp dañ ko xeex mais ñun suñu problème mooy damay fàttali benn xadis bu yonent bi waxoon benn waaye dafa ñëw ne ko est-ce que julli dana naan sàngara mu ne ko waaw mu wax ba mu yàgg mu ne ko est-ce que julli dana fen yonent bi dafa jóg ni mu tëddee woon toog ne ko noo jullit du fen c'est-à-dire leader du fen ñi daan mobiliser population yi étudiants yeeg yooyu ñu génn xeex pour démocratie am ñu ay leader yu crédible lañ woon ñoo xam ne bu ñu waxaan seen wax benn la daan doon école yi amaan docteur ñu jël ko ci yoon wi te ñëw allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam mbokk mi kan la Cheikhouna Lo la Cheikhouna Lo waaw ñu ngi tey moom looyee ni xëyee nañ ñi di waaw gis nga bisimilah Cheikhouna Lo ñu ngi lay nii di nuyu mbokk yi nga toogal yëpp di rafetlu jotaay bi kay man li ma ci bëggoon participer rek mooy comme ni ngeen doon wax léegi ci wàllu kilifa diine wala société civile nañ wax léegi boo gisee politiciens rek ñoom ñooy wax loolu contraire bi tamit ñoo koy wax léeg-léeg ñoo naan ñi waruñu wax ci politique buñ demee ba bëgg a dégg seen wax bu leen arrangé ñu ne war nañoo wax léegi comme ni nga ko waxee léegi ci imam yi ñoom àjjuma bu ci ne ñu ngi def seeni xutba mais teewul nit ñi mënuñ koo dégg parce que xutba moom kenn ku ci ne la ngay xutba ñooy julli ci yow rek ñoo koy dégg mais ñoom liñ bëgg a dégg liñ bëgg nit ñi di ko dégg toujours ñu ngi koy teg ci télé yi ak ci rajo yi ma jàpp ne bu fekkoon discours yi arrangé na leen kon dinañ ko jàllale ci télé yi dafa naa aju bu ci ne télé bu ci ne war na am xutba boo xam ne dina koy teg mais loolu gisuñ ko kon day war na ñoom xëy na discours yi arrangé wu leen wala bu leen arrangé rek lañ koy laaj lan laa ci bëggoon a participer. jërëjëf ci wàllu société civile bi tamit. comme ni ngeen ko waxee léegi rek. léegi ñoom bu fekkee dafa am lu xew démb ak bërki démb. waxuñ ci léegi li xew tey ñu bëgg ñu wax ci buñ ci waxee tamit ñu baree bari duñ la nangoo déglu. parce que xëy na bu ñu waxoon démb wax bërki démb tey bu ñu waxee ñëpp dinañ leen nangul. mais loolu lu ma ciy seetlu la daal. jërëjëf Cheikhouna Lo docteur. waaw maa ngi doon wax léegi que doyen que ne leader politique yi nga xam ñoo daan am capacité mobiliser nit ñi ñu dem xeex pour démocratie am man dama xalaat ne sunu réew daf ko perdre parce que leader bu njëkk ba bu waxaan rek waxam benn la daan doon daan nekk nit ku dëggu du doon wax ñaari wax bu ñu observé tey ñii nga xam ne ñoo nekk ci état bi M23 bi muy am
ñoo doon nekk ci pegg société civile doon xeex pour démocratie am daan yore ay xeer même ci seen loxo ni ko étudiants yi doon defee tey ñoo nekk ci au sommet de l'État di gouverner ci façon bi nga ko waxee nii nga xam ne ñëpp observé nañ ne am na ay manquements yoo xam ne waruñ ci woon dugal seen loxo sénégalais bi moo amatul yaakaar ci leaderam bi muy déglu muy wax boo duggee tey ci état nekk ci biir état li ngay wax boo génnee ci opposition bi danga leneen ngay wax man dama toog bu yàgg ma ne fac droit ñi jàngul droit Oustaz Cheikh Tidiane ci Sénégal bu ma gisee ne ni droit nañ ma baal nag doo xam exactement fan la dëgg nekk dëgg mooy benn mbir bu réer ci Sénégal te kenn xamul anam. docteur ñu jël ki ci yoon door a ñëw régler dëgg boobu allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi kan la. waaw. man la Ousmane Gaye di wootee fii ci at Angle Mousse. Ousmane yow la ñuy déglu bay bul déglu télé bi waxaare yow la ñuy déglu. waa ñu ngi rafetlu émission bi vraiment ñu mel ni yéen sunu papa yéen lañu war di déglu quoi. parce que li ngeen di def nii am na solo loolu ci réew mi parce que ñun jeunes yi particulièrement léegi politiciens yi dañoo guux suñuy xel quoi. parce que élection yi nii boo xoolee. kuy wàcc ci tali bi rek pour woo population bi. pour ay intérêt leader politique moo tax kenn wàccul ci tali bi pour xool sénégalais yi li nga xam ne moom la ñuy dund ci mettit comme lu ci mel ni location bu cher bi wala lu ci mel ni dund bu cher bi wala lu ci mel ni ñàkk xëy bi wala xiif bi wala naka noonu ñoom ñëpp ku ci nekk da nga naan wàcc leen ci tali bi ñu taal dëkk bi parce que damaa bëgg a nekk président te loolu dama yaakaar bu ñu demee ba àgg fa loolu doxalatul réew parce que justice du ay politiciens kese lay àtte day àtte ay yeneen nit yoo xam ne yënguwuñu ci politique te ñooñu dañ leen di tëj te kenn du wax waaw dañuy nangu tamit àtte justice nekk ci boo demee ci kaso bi bari na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ñoo xam ne duñu ay politiciens mais lañ leen tëjee xëy na defuñu ko mais chaque fois bu justice jëlee décision dama yaakaar ni ñun ñëpp dañoo war a nangu décision boobu ak décision bi nu mu mën a demee ñu suturaal justice bi parce que amul benn justice boo xam ne ci àdduna justice bu parfait la li ñuy wax dinaan justice bu indépendant mais amul fenn boo demee Europe justice bi njiitu réew mi ci contrôlé wu ko de mais ay lobby ñoo ko contrôlé soit justice ay lobby ñoo koy contrôlé wala njiitu réew contrôlé ko te man Sénégal man loolu laa fi gis njiitu réew mi sax contrôler justice bi mooy tane parce que bu boobaa bu ñu bàyyi justice bi ay lobby contrôler ko bu boobaa sunu réew ci lay gën a yéeg leneen li ci topp mooy dëkk bi politiciens yi bu ñu sàgganee ba ñoom ñu wàccee jeunes yi ci télé bi tali bi taal dëkk bi ñoom dëkkuñu fi mën naa ne sax duñu ay sénégalais parce que am nañ ay appartement yeneen dëkk am fa ay kër seeni doom ñu ngi foofu di jàng seeni valise la ñuy jël rek génn dëkk bi léegi ñun ñu dëkk ci dëkk bi nag ñoo fi nekk di am problème di xeexaat ba tegaat dëkk bi ci yoon. jërëjëf Ousmane message bi jàll na jërëjëf. waaw jërëjëf. ok xam naa ñu jéem a def tour de table parce que daanaka waxtu waa ñu bëgg a def docteur nga ne. d'accord ma wax ne. mooy réew moo xam ne dañ fay wër dëgg mais kenn xamul anamu. question yi nekk ci tribunal yëpp nit ñi di ko saytu tey Oustaz Cheikh Tidiane. Sénégal rek ngay gis. benn waay bu taxaw wax position bi ànd ak état ëllëg mu génn dem ci opposition bi wax contraire la mu waxoon ba mu nekkee fële c'est-à-dire loolu nga xam ne dafa tasaaroo ci sunu leader politiciens yi sunu leader politique yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi day dem ba société bi dutuñu amati confiance ci ñoom kenn du amati confiance ci ñi nga xam ne ñoo leen di woo ci jeu démocrate leer élection transparence ak yépp ñoo ci yem parce que kii discours di wax soo ko déggee doo ko gëm ndax barki dem waxoon na tudd dëgg loolu bu fa réew tolloo problème lay jur alors pour ñu mën a def rôle bu xam ne dana tax réew mi am équilibre jàmm am fii il faut que ñu nekk ay nitu dëgg bu njëkk ba politicien dana am parti bi am école mu am idéologie yu mu gëm idéologie yooyu mu am ca dara wala mu bañ ko am loolu la gëm ci loolu lay xeex am nañ ñoo xam ne ci loolu la ñu joxe seen bakkan
ñii ay communiste lañu ñi nekk ay libéraliste ñi nekk ay socialiste seen dund yëpp ñi def ko ci c'est parce que loolu moo nekkoon seen idéologie mais tey loolu amatul ci réew mi mënoo wax ne lii mooy ñii ñooy communiste yi wala ñii mooy nangam ak nangam ñëpp a jaxasoo comme suppu kànja l'essentiel fu pouvoir nekk rek fa la politiciens yi daw jëm ànd fa parce que pouvoir la ñuy wut réew nag boo xamee ne li ñuy cherché mooy pouvoir cherché tuñu dëgg pour société bi cherché tuñu indépendance cherché tuñu liberté cherché wuñu dara seen poche la ñuy cherché loolu la Sénégal yi gëm loolu nag bu ko Sénégal yi gëmee gëw ma ni opposants yi li ñuy woo Sénégal dañ leen wàcc fekk leen ci bedd yi parce que 2012 bii 12 personnes dee na ci question politique bale mais ñi jiite woon ñooñu tey ba ñooña dee ci ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi di defaat même chose boo xam ne jaroon na génn ci bedd mi donc ñi nekkoon fële tey ñoo nekk fii loolu mooy sunu problème donc moo tax ma wax ne religieux yi aussi il faut ñu dellu gën a jëlaat seen matuwaay comme ni ko suñu doyen waxee réew doo ca bokk amuloo fenn foo jëm ci réew mi nga dëkk fi nga juddoo fi nga yaroo fi ngay màggee luñ la boddi dañ la boddi parce que boddi gi mooy même sam njàng dugaluñ ci seen loxo ñi ëpp bëri ci imaam yi ñu ngi jàng ci daara yi di yelwaan biñ fi bàyyee ko mu xaamara dem ci pays arabe yi génnee fa yore seen diplôme loo mën a jàng ci kaw suuf boo ñëwee instituteur nga wala doon wala enseignant ki ci gën a kawee fonction da ngay nekk ab enseignant pour jàngale wala di moins ñu ubbi EFAN ubbi ENAM bi président ñëwee léegi nga xam ne 3 ou 4 personnes lañ fay jël ñi ci des ñépp dañuy chômer ci mbedd mi dem jiiti ji ay imam jàngi ay kaamel marginaliser leen te ñu nga am spécialisation yoo xam ne am na ñu nekk ci biir état bi te amuñu ko donc ñooñu il faut ñu nangu jël seen droit ci réew mi beesal seen taxawaay parce que réew mi duñ ko bàyyee ñii ñu pasare ko parce que ëllëg ñun amuñu fenn fu ñu dem. jërëjëf docteur Mouhamed Diamanka bu ma la déggee mooy wala fi dañuy wax ne magam la dem koo ko gisul mu gis boppam wala ku ko dajul mu daj boppam. dëgg la imaam yi kon dem nañ bañ teg leen fi leen teg te mu doon lu wér ñi gën a bëri ci ñoom ñoo jàngal seen bopp. topp ci àll bi rayante ba dikk. bi nga dikkee boole wuñ la ci dara xawaaye nag xanaa loo sañe di boo gisee dëgg war nga ko mën a wax muy lu wér. tey imaam Cheikh. yan gannaaw boo ci situation bi ñu toll tey yan condition nga jàpp ne fii ne dialogue politique bi war na cee mën a taxaw société civile pour ñu am. ci jërëjëf oustaz Cheikh danaa d'accord ak sama doyen ci benn côté maanaam carte yi. waaw nañ ko joxe. démocratie bi aussi nañ ko dundal. parce que boo nee carte yi nañ ko joxe am ñu naan nañ nit ñee ko jëliwul mais ni ñu def ba ñàkk nit ñi buñ ko defee joxe carte yi. campagne ñàkk waaw campagne ñàkk kay niñ ko def buñ ko defee joxe carte yi kon amuñu lay beneen bi ci des wax nag démocratie bi aussi démocratie bi dañ ciy jël lu ñu arrangé li ci des ñu wàcc mais su fekkoon démocratie am na comme li docteur wax su Cheikh Tidiane bi tey jàngee ba ñëw du liggéey ci privé day liggéeyee foo xamante ne fii mooy ëpp salaire ab université professeur université kon dafa mel ne ñàkk dëggu bi docteur doon wax dafa am lu bare bari lu mu indi ñàkk dëggu bi ak ñàkk wax dëgg bi li mu njëkk a indi ay contradiction la bala maa dem ci contradiction yi dama am kersa bi ma demee France am kersa parce que ñetti jullit yoo xamante ne ñaar ñi jullit lañ kenn ku du jullit da ngay digg ak ñoom ñun la maa ko wax dinaa ko def am na benn magum diine mu baax bu ma juumul defe naa Touba la dëkkoon Cheikh Gaynde Fatma lañ nee na da daan wax ni lu ma wax rek loolu laa nar lu ma wax dama ko nar a def mais su ma ko nar a def lu ma ko wax xoolal bu fekkonte ni jullit bu nekk danaan lu ma wax rek loolu laa nar su boobaa waa ji dana jéem dara waaye xam nga ni contradiction weesuwut benn waay bu toog Canada wala feneen wala ki di saaga di wax lu ko neex après yow nga jël pouvoir bi ñëw def ko ministre keneen ni man tam xaaral ma daggi saaga man tam bu ko defee bu beneen pouvoir ñëwee keneen ki programmé moom tam ci état bii di ñëw moom tam day daggi saaga di wax lu bon pour bu ñëwee jël ko keneen ki programmé sànni xeer wax lu bon moo tax fi mu nekk nii ku ne danaan damay defar réew mi ku ne danaan askan wi ma tax a jóg askan wi ma tax a jóg xataa sidd gi ñi ciy dab ñi leen rey nee nañ askan wi leen tax a jóg ñii saaga ndey kilifa yi nee nañ askan wi leen tax a jóg ñii sànni xeer nee nañ askan wi leen tax a jóg kon il faut société civile war a dellu siwaat nit ñi dellu siwaat bi ci jiitu nag mooy kenn ku nekk xam na ne ci histoire l'islam ak lu dul l'islam dañ daan woote dialogue dañ daan woote waxtaan kilifa nag leader il faut ñu xam ko ci ay mandarga yoo xamante ni moom lay def pour mën a woote leader il faut mu ñaw
il faut mu jàng mais du yem ci jàng Cheikh may ma jël ki ci yoon wi insisté na trop ñu jël ko allo. allo oui asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi kan la. waaw man Mouhamed laa tudd maa ngi wootee Gueule Tapée. Mouhamed nan. Ndiaye. Ndiaye yow la ñuy déglu. waaw dama bëggoon participer rek un peu si émission bi. waaw bisimilah. waaw dama doon wax ne affaire du paysage politique bi Sénégal man dama mel ni dama xaw a waaru nit ñi dañuy xëccu si loo xam ne di wax ne sànq maa ngi déglu discours kon ki toog foofu ne dëkk boo gis bu am démocratie dafa si violence la ko amee dañ ko xëccu y a eu des morts xam nga man dem naa si benn dëkk. ñaanuñu yàlla yooyu am fii Sénégal. te nit ñoo xam dañuy dee si tali yi di nëpp fii yooyu comme ça ñun yàlla nañu yàlla musal si loolu. parce que violence fitna too ko yeewee too xam parce que lay arrêté. parce que problème bi mooy ñun am na wax mosuñu ko xam mooy di xëy benn jour xëy na dinañ def violence nii ñi ngi sànni xeer ñi tàll ay pëna ñi ñibbi seen kër 2 jours 3 jours ñi ñibbi seen kër. mais kii nekk fii mais actuellement le président bi ñuy jël nii. société civile ñoom comme ni ngeen comme tey thème bu ngeen def nii tey ñoom seen bopp ñoo waroon jouer benn rôle de pondérateur ñii dañuy dem seen gëmatuñu leen. parce que xamatuñu kan moo nekk société civile xamatuñu kan mooy léegi kii bi ñoom ñëpp dañuy xëy benn jour xëy benn waaye nga gis ko si état bi. xëy ba gis ko mu génnaat xëy ba nga mu ne la kii man si administré la bokk kii donc doo xam kan mooy sa interlocuteur kan mooy yore sa kaddu. donc ñii da ngeen ba seen wóolatuñu xamatuñu kii man pour man. lu ma xalaat mooy actuellement ku war a nekk kii na la naan falu yàlla moo ko fi teg te nag si boobu ni ñuy delluwaat seen xel xam ne violence su xasee ba am kenn xamul fu muy teere yàlla na si yàlla jàppale. amiin yaa rabbi moom lay ñaan ñi ànd ak dal. jërëjëf Mohamed. merci beaucoup. jazaakumullah Cheikh nga daaneel. waaw kon léegi li may wax foofu rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi nun luñ leen bàyyi ñu taal réew mi. mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi itam duñ leen bàyyi ñu jàpp ne ay pexe leen fii bàyyi rek continuer ñoom itam nañ xam seen bopp bu baax nañu xam ne tey jii ni ñu taxawee ne kenn du taal réew mi ñoom itam danañu taxaw ne leen seeni pexe yi bopp du leen fi bàyyi bu ngeen jàllee carte leen fi jàllale ñeneen itam bu ñu jàllee carte leen fi bàyyi am nañ fulla jooju ñun waa société civile ñun imam yi am nañ fulla ju toll ne aussi ku nekkul ci dëgg ñu la nekkoo ci dëgg loolu am nañ fulla ju toll noonu kon su ko defee am réew dañ koy waxtaanee am réew kenn du ci demee ay pexe am réew des koy waxtaanee kon nañu waxtaan. jërëjëf Cheikh Fall bu ma la déggee duñ leen bàyyi ñu taal réew mi mooy nañ dem récupérer ji carte d'identité yi. kenn ku ne la nga bëgg dafa war a jaral dara. bu fekkee bi ngay wut carte d'identité yaa demoon rang 4 heures de matin 6 heures de matin. buñ ne la ma nga préfet mooy nga place saa nga war na la jaral nga dem jëli ko. kon ñu nit bu fekkee dañoo bëgg a dox ci waa bu normal. dañ dem jëli suñ carte d'identité bi. buñ ko jëlee nag buñ yeggee ci bés ba ñuy watee ma seet Cheikh Fall ma doy wala Diamanka ma doy wala sociologue bee ma doy. tey Mohamed léegi pour dialogue am. ñu mën a am résultat. waxtaan am ñu mën a am résultat ci yan condition lay dëj. non man yaakaar naa ne dialogue institution la lu war a njëkk ci démocratie yi nga xam ne mooy démocratie moderne mën naa ko jàpp parce que le cas au Sénégal ak cas au France la comme ni nga ko waxee Europe yëpp soo xoolee 90% ay buur a fa nekk Angleterre Espagne Belgique Norvège bon mais monarchie constituante la France moo am un truc révolutionnaire moo tax ma ne ñoom lu ñu jot yëpp ci xeex lañ ko jotee loolu laa bëggoon wax peuple yi libéré wu aussi ci xeex lañ ko libéré peuple africain yi peuple arabe yi ci xeex lañ ko libéré te jeexagul peuple arabe yi gis nañ fi printemps yi ak et cetera léegi nag pour ñëw dialogue d'abord da nga koy instituer à l'Assemblée normalement constitution bi bañ koy watee dañ ne woon day am chef de l'opposition ba léegi mettre nañ ko en place parce que dispositif dialogue dafa war doon li ngay waxe na la tudd luy continuer te nuñ ko suñ culture la xam nga Sénégal dañuy wax rek coow rek mais ba léegi un des rares pays en Afrique nga xam ne ñaari alternance am na nit ñi voté xëy na avant dana am coow yu bari avant 2000 mais dañuy voté
président bu fi nekkoon woo nan la tudd. Abdou Diouf waaw woo Ablaye Wade. bii tam c'est pareil. dañ ñoo dañuy taal opposition bi nekk pouvoir tey dañ ñoo dañuy taal dëkk bi finalement ñu voté donc pour man am nañu ay ressorts socioculturels yi nga xam ne xaw ma nu ñu koy waxee xam nga man nag couleur la des fois de sama moo wolof dama koy il faut ma dem. ay aaday waaw aada yu baax. dañu am culture luñ mun naa ko wax entre guillemets démocratique. culture de dialogue dañ ko am. xëy na des fois mu yëngu c'est normal mu yëngu historiquement parlant nee naa la histoire avancées yu mu am yëpp c'est des avancées yi nga xam ne soit xeex la. mun nga xeex sax mu bañ am nit ñu dee. ay manifestations. donc pour man vraiment. pour tey dialogue am il faut ñu continuer autour nañ joxe carte yi parce que soo dépensé 53 milliards yow ñu nekk état war nga débrouiller bu nu nee rek Mamadou war na dem jëli damay dem jëli du ma ko gis c'est la réalité jël nañu numéro nit ñi nañ ko génnee état bi war na fexe suñu la joxee état jox la policier jox la kër jox la armée jox la administration ay gouverneur ay préfet war nga fexe ba nga xam ne sénégalais yi war a wote jot seen carte loolu mooy dëgg mais pas man ma dem tey man su ma demee ñaari yoon ñetti yoon dootuma dem donc état bi dañu war a xam nañ dañu am problème avec état c'est-à-dire da ngay jox état responsabilité ba pare yow soo taxawee fële ñëw ne kii non kooku c'est leur responsabilité organisée soxlu dialogue organiser fexe ba Sénégal yi jour vote bi comme ni ko waxee ñu voter normalement suñ ko defee jàmm ne nan la koy waxee. tey jàmm na ñooy. Mamadou Wane yan kàddu ngay tàggatoo. non man lu may tàggatoo rek mooy comme Sénégal yi yëpp tey ñaan jàmm wéy ci réew mi mais lu may wax rek message bu may lancé man état bi laa koy lancé. vraiment da fexe ba organiser conditions yi nga xam ne. Sénégal yëpp jot seen carte parce que loolu mooy citoyenneté pas carte d'identité carte électeur léegi sax dañu boole ñaar ñi. boo jotee sa carte d'identité rek jot nga sa carte électeur parce que li ngay. non mais léegi dañ lay jox ba pare ne la carte d'identité derrière nu ne la ne vote pas. bon loolu la déglu rek ba pare. bureau de vote yi ñu xam fan la ñuy voter. bureau de vote yi il faut ñu xam mais c'est-à-dire mun nga inscrire parce que les législatives yu mujj mun nga inscrire